ñu ngi koy exiger mu xool naka la mën a organiser campagne de dépistage mooy maanaam campagne boo xam ne pour càmbar ndax doomu jàngoro bi ñu ci nit ñi wala déet surtout tàmbalee ko ci troisième âge parce que am na solo ñu ne bëgg nañ mu renforcer lépp luy structure maanaam kuréel buy yëngu ci mbirum pàcc ak wér bëgg nañ it ñu jaaree ci nag ñun nag am bopp bërëb boo xam ne fa la ñuy defaree suñuy garab ndax it am na lu fi maam bàyyi woon xasum looroog neb nabak ñoom reen ak ñoom xas ñu xool naka la suñu scientifique yi xarañ gi ñu xarañ ndax corona lu mu jafe-jafe-jafe ñoom def nañ ci ay jéego parce que ñun jaar nañ fa gërëm leen gërëm bu mag parce que personnel de santé bi ci liggéey bu xarañ bi ñu def ak les maigres moyens maanaam ñàkk gi ñàkk ay matériel pour mun ñoo aar terewul góorgóorlu nañ lu ñu mën ñu ñaan état ibbi nag bi yoon ñu am suñu yëf bopp defaral suñu bopp suñuy garab pour répondre ak suñu exigence ñu ne bu loolu amee bëgg nañ mu dimbali ñu yi nga xamante ne ni ay HCCT amul lu njëriñ Sénégal ay CSS xom amul lu njëriñ Sénégal Idrissa Seck dafa ne moom wàllu ji na pour dimbali Sénégal ndax jafe-jafe corona wane ko geddal sa budget neel budget bi may naa ko waa Sénégal ñu defar ci ay masque defar ci ay sanitizer may Sénégalais yi li laay war a sóoli loolu organisation yooyu amuluñu benn njëriñ institution yooyu kuréel yooyu amuluñ askanu Sénégal benn njëriñ te xaalis bu bëri lañ ñuy dikkee nañ ko fi jaar éliminer moo tax kon nag ba ñu wéyalee suñu woote boobu ñu woo doomu Sénégal gi yëpp ñu ne fii ak ñu nekk fële ci ñu lëkkaloo ñun ñëpp ensemble dimbali les couches vulnérables mooy maanaam ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ci mbirum masque ak mbirum saabu ñu ne ci jamono bii nga xam ne coronavirus mi ngi lëmbe àdduna lëmbe Sénégal ci jamono bii nga xam ne nit ñaa ngi toj ay këru sénégalais ñuy fanaan ci mbedd mi ay famille entière plus de 500 familles mun nañ ko lim ñu génn ci seen ay kër ci jamono bii nga xamante ne ñi ngi sàcc suñuy suuf séddoo ko seeni biir daggate ko jox ko seeni ñu leen neex ci jamono bii ñuy violer droit wu travailleurs yi fayuñ leen seen ay salaire ñii ñu dig leen recrutement recruté wuñ leen ñii mënuñ yeggali seen jàng ñii ñu ngi ci jafe-jafe ñii ñu ngi ci loof ñii ñu ngi ci sonn hôpitaux yi amuñu ay jumtukaay écoles yi sonn nañ ci nga xamante ne nii Sénégal maanaam dafa nekk ci yoonu gasax ca la nag ñun ñii constaté ne Macky Sall moom benn feebar moo ko ci dugg muy feebarum bi dal africain yi nga xamante ne ñoo nekk ci ouest bi yëpp muy feebarum dictature moom càmbar nañ ko amul corona mais moom virusu dictature moom moo ko dugg moom biñ ko noppee saytu nag ñu ne kon kii jéemuñoo aar ci feebar bii ñu dal mu ñu yokkal ab feebar boo xam ne nii yaakaaroon nañ ne 2011 ñun tàggoon nañu ak moom ndax utum solution moo ko fi teg ci réew mi ñu ne kon moom boo càmbaree ay stratégie dafa jël li nga xamante ne Sénégal moo ko moom muy suñu appareil judiciaire muy maanaam suñu kuréel bi yore yoon def ko ab yatam di direct dóor képp koo xam ne bokk nga ci kujje gi ndax buggul kujje ndax ñemewul kujje moom mbër la moo xam ne day bugg mooy bàkku bëre bi moom day bëre takkandeer moom kese mooy bëre mooy daan mooy gañe bi ñu seetloo loolu ñu ne ah ndax kat am na ñu fi jot a jàll ndax seetlu nañ kaawu kii di Karim Wade seetlu it kaawu Khalifa Ababacar Sall waaye lu tax tey nguurub Macky Sall bëgg a profito ci benn affaire boo xam ne ñaari sénégalais la ñoo jote kii jiiñ kii ñu bëgg cee profito fexe ca naka lañ ca mën a def ba éliminer ki nga xamante ne nii candidat la leaderu parti la maanaam aujourd'hui ku mu neex ku mu naqadi ku bëgg ku bañ moom moo sol costume chef opposition mu bëgg fa jaar ci porox ndoll googu profité ko éliminer ko ci loo xamante ne ni affaire judiciaire la waaye nag ñun ñu ne cette affaire maanaam mbir mii nga xamante ne dafa opposé
Ousmane Sonko ak Adji Sarr suñuy organisation bëgg nañ mu leer bëgg nañ xam mbir mi nu mu demee nu mu tëddee waaye di ci xel mi tey rek mooy dañoo wóoluwul justice bi wóoluwuñ ko benn yoon ndax du benn du ñaar du ñett du ñeent wane na boppam ne moom justice bu féete la yat la bu nguur teg di dóore kon bi police gendarmerie yónnee Ousmane Sonko convocation moom mu ne demul teg ko ci ay article yoo xamante ne ndeyum charte réew mi moo ko may gis nañ ne ñoom seeni pexe mooy jéem a fexe nu ñu violer loolu ko ndeyu charte réew mi may ñu ne nag attention duñ ko nangu noonu nga defoon Karim Wade noonu nga defoon Khalifa Ababacar Sall noonu nga rajee Sonko sax ci liggéeyukaayam noonu nga fi jàppee Guy Marius noonu nga fi jàppee Babacar Diop Karim Xurum Xaq Boubacar Seye Assane Diouf noonu nga fi jàppee ay nit ñu bokk ci Y'en a marre ak lu ñoo lànk ci rek yóbbu ab lettre pour yëgal autorité bi ne ko dañoo bëgg a manifester wala yóbbu ko ci benn bureau ne ko wàññil say njëkk ndax cher nañu ñu ne mais lii nag dafa ëpp kii nag fan nañ jëm ak moom bu fekkente ne moom yat wu ne pare na koo jël làbbali ko ci kaw képp koo xamante ne ni yow pare ngaa taxaw jàkkaarloog moom pour xëccoo ci xëccoo boo xamante ne nii loolu la la ndeyu charte réew mi may ñu ne nag non attention ñun loolu mënuñ ko setaan ndax nag kat ci procédure bii nii dañ cee gis dañ cee seetlu ab façon boo xamante ne nii nguuru Macky Sall mu ngi koy bugg a def ci ab muusub ak akum tappale pour fexe maanaam ba élection yii di ñëw mu jaar ci prox ndoll moom dong mu doon candidat wala sax moom mu créer propre opposition am tegal ñu fi ay xeer ak ay xuur dabb ba askanu Sénégal duñ xam fa lañ jox seen bopp ñu ne nag loolu ñun duñ ko setaan kon nag muy FRAPP muy FDS muy Y'en a marre mi ngi woo képp koo xam ne doomu Sénégal nga ne fii ak nga ne bitim réew ngay góor ngay jigéen ngay mag mbala ngay ndaw mi ngi woo képp koo xam ne ci syndicat nga ne di woo képp koo xam ne ci parti politique nga ne di la wax ne nag jot na bu ñu setaanee réew mi dina nasax bu ñu setaanee mag yi dinañu takk ñu ñëpp ay buum di ñu drainer ci mbedd mi def ñu ay xar kon nañu pare ndax loolu pare wuñ ko nangu ci benn yoon ñu ne ñi ngi woo suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi di leen wax ne kilifa diine kilifa aada ci ab dëkk am na solo waaye solo bi ñu bëgg tey mooy ñu dimbali ñu ba kii bëgg a jël réew mi taal ko ñu wax ak moom ba kii bëgg a jël réew mi yóbbu ko fi ngay wooyee fu ndox dul am ñu artu ko ñu ngi koy ñaan kilifa yi ndax nag ci fan yii ñu fi jógee li ñu seetlu ci Sénégal mooy ne Sénégal fi mu jëm baaxul kon ñaan nañ ko kilifa aada yi kilifa diine yi ñu waxtaan ak moom mu delloo si xelam ndax am na solo beneen bi nag mooy ñun de ñu ngi koy accuser maanaam ñu ngi koy jiiñ nañ ko ne jafe-jafe yi ne ci réew mi tey jii nii du kenn ku dul moom moo ñu ko yóbbee amul kenn ku ko mën a laam-laame amul kenn ku ko mën a nattable ndax loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li am moo tax nag ñu ne am na lu tolloog 51 personnes ay jeunes ay ndaw yu ñu jàpp ci ay manifestations yoo xamante ne jàpp nañ ne police moo leen provoqué ndax ay partisans lañ ay sénégalais lañ ay sympathisants lañ yu dem seen bërëb taxaw fa ñu fekk leen fa cokkaas leen indil leen jafe-jafe ñu ngi nii tey ci kaso bi ñenn ñi ñu ngi leen di torturer nañ leen bàyyi ñu dem ñibbi seen i kër et tout de suite le seul responsable maanaam kenn kese moom la ñuy jiiñ lii yëpp mooy ki nga xamante ne ni moom force la xam doole la xam ndax newoon na bu ngeen takkee ay morceaux yu xonk man gisuma ko faale ma seen morceaux yu xonk man guerrier la ragaluma ak nangami sàngam ku bëgg ay la ku bëgg jàmmar loolu ku bëgg histoire la na bàyyi askanu Sénégal ci jàmm na libéré nit ñoom ñu dem ci jàmm kon nag li fi ruuse nii yëpp tey ñetti organisation yii mu di FRAPP mu di FDS ak Y'en a marre ñoo leen ko doon yeggee yéen askanu Sénégal di leen wax wasalaam
jërëjëf Thiat bu Y'en a marre mbokk taskatu xibaar yi ñun ñoo ko déggandoo déglu nañ suñu mbokk Assane Kane ci nasaraan dégg suñu mbokk Thiat ci wolof waxoon nañ nag ne bu dee am ngeen ay laaj mun nañ jël laaj yi damay wax rek ne xëy na laaj yi ci ñaari question yi nga xam ne moom la ñu abordé ci conférence de presse bi lay daal di porté dégg ngeen fi mbiru corona dégg ngeen fi mbiru liberté yi ak dossier wu wala affaire Ousmane Sonko d'accord ku nekk mun na wax turam ak santam ba pare présenter son organe voilà yow après yow. Ma question est la suivante. Vous avez dit dans votre discours se dresser devant Macky Sall qui veut faire un pouvoir sans opposition ou une démocratie sans opposition. Vous comptez investir dans la lutte ou bien auquel méthode comptez-vous lutter contre ça. jërëjëf Serigne Pape Moussa. waaw ñaari question laa amoon damay xam naa ne xataay bi bàyyi ma def ko benn rek ci mbirum Ousmane Sonko la li ngeen wax dafa xawul leer sama bopp bi est-ce que da ngeen manifester soutien total à Ousmane Sonko parce que cité waale ngeen ñaari affaire Khalifa Sall ak Karim Wade taxaw bii nii ngeen taxaw ko ci cas yooyu noonu daan ngeen def ay défense de principe mais bii nii da ngeen gën a fësal lu mel ni soutien te nee ngeen ñaari sénégalais ñoom ñoo impliqué wu ci mbir mi alors est-ce que da ngeen jàpp mbir mi comme mbirum judiciaire la wala mbirum politique kese ngeen ko jàppee Macky Sall boo bëgg a faagaagal beneen opposant politique ndax taxawaay bii nii ci ay activistes yu ñu mel ni yéen gisuñu ko woon ci Karim Wade gisuñu ko woon ci Khalifa Sall pourquoi tey mu war a doon. ok dafa mel ni ñetti question ñetti laaj moo am. am na ko yëkkati woon loxoom fii de. waaw mais bon am na. voilà ok Thiat je crois que mën nga ñëw xaw ma ci wolof. après bon de toute façon les questions sont posées à tout le monde ku bëgg a tontu mun na jël parole. d'abord damay tàmbalee ci question Pape Moussa ñetti cas yi bokkuñ ñetti cas yi leen dong lañ bokk mooy ñoom ñëpp ay opposants lañu woon loolu kese lañ bokk. l'affaire Karim Wade à l'époque demande sociale la woon sénégalais yi ñoo namoon ñu dem jëli ji lañu moom ci li ñu wax ne dañ koo sàcc ci lubal ko ci alalu réew mi je me répète ci kaaw Karim askanu Sénégal moo ne woon demande sociale dañoo bëgg ñu récupérer lépp loo xam ne koom-koomu réew mi la te ñii fi nekkoon doon ñu jiite nasaxal nañ ko état bi takk ay rajoom jaay ñu benn dossier jaay ñu ay milliards yu Karim Wade luubal jël suñuy milliards yi jox ko Antoine mii mu jël la roppalaanam wër àdduna bi yëpp kon ñun askan li ñu mënoon mooy lu xaar finalité bi ndax ñoo ko sàkk woon waaye fi mu mujjee neexuñu fi mu mujjee dafa mujjee doon loo xamante ne ni benn nit boo topp la ba tey nga exilé ko génne ko dëkk bi xamuñ ci yan condition kon cas boobu bokk ci kaawu Khalifa Sall dañ ko jiiñ mu am possibilité teg défense am mu toog ne waaw mu am lu mu nangu ca lañ ko jiiñ ne demeewut na ngeen ko waxee mu def conférence de presse am ne man liñ may tuumaal liñ ma ciy wax demeewut tey noonu nii la demee mu jox ci ay leeral munoo koo tëkkale munuñ koo tëkkale ak cas bii ci cas Ousmane Sonko bi nga xamante ne affaire de mœurs la ci affaire de mœurs bi moom toog na nee na loolu amut bokkut il faut pas ñu tëkkale cas yooyu waaye ci procédure bi ni mu demee dañ cee jàngat ci ñaari procédure yu njëkk ya on a compris aujourd'hui que Macky Sall
n'accepte pas que benn leader émergé de l'opposition pour mun koo faag xatal ci espace bi bëggut ko moom kay nañ nekk ay xuusmaa ñàpp ñu mën a manipuler ak ñu mën a jënd pour mu mun leen bàyyi ci seen jàmm bu amee ku dëggal boppam faw mu ut lu doon taqal on est tous responsables ñun ñëpp ñoo utoon demande sociale pour mu jàpp Karim ni finalité bi mujjee neexuñu on est tous responsables ñoo bëggoon mbirum Khalifa Sall leer fa mu mujj mooy ñi bafoué ay droit am fa mu mujj mooy ñu nasaxal ay droit am moo tax ñu ne la wóoluwuñu justice bi donte bëgg nañ cette affaire mu leer wax nañ ko bu baax a baax mi ngi ci lettre mi ngi ci kayit gi nee nañ la wóoluwuñu justice bi donte bëgg nañ histoire bi mbir mi leer waaye ñaari parti yu am la kii wax na kii wax na mais ca na état doxalee daf ñuy fàttali la fi amoon ku ndóbin rey sa maam nag foo gisee lu ñu da ngay daw xoddeeku balaa ngaa lakkale moo tax du ñu xaar ba mu ne këtt na jon muy dal suñu kaw moo tax ñu ne suñuy organisation yii bëgg nañ justice bi def liggéeyam ci ni mu waree ci anam bi mu waree pour mu grandir suñu démocratie nañ càmbar mbir mi ba mu yegg waaye du ñu nangu état làqatu ci ginnaaw pour xoqal un opposant encore une fois de plus pour leeral terrain bi ci mu yomb loolu la ñuy wax ah. non Pape Moussa. Pape Moussa les autres ont posé la question hein. Oui. Donc Pape Moussa may ñu quoi d'accord. xam nga pour être très clair nekkuñu ci soutien d'un individu on est sur des principes démocratiques nous soutenons la démocratie de notre pays nous soutenons les droits ci suñu pays nous soutenons l'état de droit nous soutenons les libertés privation de liberté yi am jamono ji nii loolu la ñu soutenir ñun donc il faut mu leer moo tax wax nañ la ko nee nañ la affaire bi bëgg nañ mu leer waaye du ñu nangu leneen làqu ca ginnaaw li ñu la wax kay dafa leer beneen question bi ma bàyyi la nga ñëw peut-être. Non, en français sur cette question. Non, bàyyi ko mu terminer. Parce que sinon après il va y avoir question bi. waaw la rue ou pas. La rue ou pas loolu moom bu ñu ci yeggee dinañ la wax waaye li ñu wax mooy que les Sénégalais se tiennent prêts na Sénégalais prêt taxaw bu ñu ne acca ñu ne acca booy xeex ak nit mu pare da ngay pare ne moom xam nga fi ñu toll ak Macky Sall lan la wura ba dem na këng wax mag kese la jàkkaarloo moo des. jàkkaarloo nag anam bu ne la bi ñu am yéene mooy bi ñu woo suñu ay guide religieux ñu dem wax ak moom mu nekk nit mu bàyyi li mu nekkee bañ a taal dëkk bi bañ a yàq Sénégal booboo ñu gënal bu ñu joxul boobu bu mu ñu indil ñu jël bu mu ñu indil ñu jël bu ñu woowee ci mbedd mi fekk ñu fa suñu woowee ci waxtaan ñoo ko gën a bëgg wax fop ëpp ko wax beneen bi oui. C'est la même chose. La dame. En fait, c'est un peu la question de Moussa. Est-ce qu'on soutient ou pas? Et tu as répondu tout à l'heure. On a répondu à ça. Tu peux changer de place. Alors, sur cette question-là, je pense que dans la déclaration liminaire, le message est très clair. Sur cette question, nous exigeons la manifestation de la vérité parce qu'il s'agit de deux citoyens sénégalais ayant les mêmes droits. Malheureusement, il y a un parfum de conspiration derrière cette affaire et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'organisation soucieuse de la démocratie, de l'état de droit, nous manifestons toute notre solidarité à Ousmane Sonko. Parce que depuis 2 jours, il est en résidence surveillée. Vous avez tous constaté la violence que la police a exercée sur des concitoyens sénégalais qui étaient partis pour exprimer de façon pacifique leur soutien à un de leurs compatriotes. Nous pensons que ceci est contraire à l'état de droit. Et sur cette question-là, l'enjeu, ce n'est pas la carrière politique d'Ousmane Sonko. L'enjeu, c'est la préservation de notre démocratie. Parce qu'avant-hier, le président Macky Sall s'est servi de la justice pour exécuter politiquement Karim Wade. Hier, il s'est également servi de la justice
pour liquider politiquement Khalifa Ababacar Sall. Apparemment, c'est le même procédé qu'il veut tenter contre Ousmane Sonko. Et si ce procédé réussit, tous les citoyens honnêtes sont en jeu. Tous les citoyens honnêtes vivent en sursis dans ce pays. Nous ne pouvons pas accepter que des trafiquants de faux billets continuent de vaquer librement à leurs occupations. Nous ne pouvons pas accepter que des membres de l'APR cités dans des scandales financiers siègent tous les mercredis au Conseil des ministres. Et pendant ce temps, Assane Diouf, Guy Marius Sagna, Tchad, d'autres citoyens honnêtes qui ne font qu'exercer des droits reconnus par la Constitution soient traqués par le pouvoir de Macky Sall. Donc, pour me résumer, en tant qu'organisation, nous manifestons toute notre solidarité à M. Ousmane Sonko sur cette question-là, tout en demandant que la lumière soit faite. Il appartient bien sûr à la justice de dire qui a raison ou non. Sur la question, est-ce que nous allons investir la rue? Nous n'excluons aucune forme de lutte légale. Si jamais le président Macky Sall persiste dans sa tentative de liquider politiquement un adversaire. C'est bon. mbokk yi lii moo nekkoon ñetti laaj yi ñu ngi leen di xëy na balaa di leen di gërëm am na ñoo xam ne tardé nañu bu fekkee bëgg nañ def ay interview mbokk yaa ngi fii mën nañ xëy na la salle est petite koñ bi rëy na mën nañ accorder ay sant ci